jërë ngeen jëf mbokk déglukat yi ñu ngi leen di nuyu bu gën a sell Sud FM seen rajo ñu ngeen seen émission jano bi tey jii nag dañ cee am gan muy Ibrahima Hamidou Dème jiite mouvement ensemble Ibrahima Sud FM mu ngi lay nuyu. El Hadj Malick Ndiaye maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm ci sa invitation di nuyu auditeurs Sud FM yëpp. Ibrahima gëj laa dégg de lu xew da nga toog daal léegi daal jàgg sa coin daal lu xew bañ gëj laa dégg. waaw xam nga gëj a dégg bi moom c'est relatif. parce que xam nga communication choix la te ñun dañoo nekk ci politique bi jàpp naa ne politique du communication kese. ñun dañoo ñëw dugg ci langue bi léegi mu def ñaari at ak genn wàll parce que ñu ngi lancé suñu mouvement ci 8 mai 2018 waaw léegi nag ñun dañoo am base bi nekk Thiès ñu war a liggéey ci loolu pour implanter wu pour am base ñu wax ak nit ñi mu am leneen tamit loo xamante ni dama jàpp ni dafa am solo ci politique. muy lan moom mooy genre éducation citoyenne parce que ñun du nit ñi nu ñu gisee politique rek noonu lañ koy defee politique du communication rek dem ci média yi wax surtout que man dama jàpp ni sujet yu ñu fi wax yépp ñun àddu nañu ci. soo xoolee li gën a ñëw ci sujet yi mooy mbirub 3e mandat. mbirub feebar bi ñuy wax ak mbirub justice yooyu sujet yëpp ñun wax nañ ci bind nañ ci. waaw te nag aussi suñu jàppee ni suñu demee ci terrain bi actualité bi nécessité na ñu ñëw waxtaan ak askan wi danañ ko def. li ma gëj a communiquer ci benn média bu mag ëppul weer. donc jàpp naa ni loolu ñu ngi ci daal. waaw leneen li ma doon préciser rek mooy li ma doon wax ni politique ñun dañoo jàpp ni éducation citoyenne dafa am solo ñun suñu mouvement bi Thiès la nekk ñu ngi organiser ay activités foofu dama la ciy jox benn firnde rek xam nga élection yu gën a jege yu ñu jëm. mooy élection waaw territoriales yi. léegi ñun. def nañu ñaari ndaje ñu def ko genre séminaire ñu ñëw waxtaan ak askan wi ci rôle et responsabilité de l'élu local nit ñi biñ fa génnee ñi ci doon ñëw assister parce que du suñuy militant kese dañoo woo ñeneen ñi ñu ne ñun de gën nañu xam ndeke rôle maire rôle conseil municipal ak tamit ak yelleefu askan wi mooy ñi nga xamante ni ay citoyens lañ ñu nekk ci ville. ban sañ-sañ la ñu am ci par rapport ak seen mairie ñaari exemple rek laa la ci jox nit ñi xamuñu woon ni conseil municipal nit ñi citoyen bi mën na ñoo toog xamuñu ni citoyen bi mën na ñoo laajte budget bi ne ni mairie bi bind pour ñu jox ko mu xam lan mooy budget commune am su fekkee rek fay na frais de copie yu du loo xamante ni mënul sax dépasser 2 téeméer wala 3 téeméer waaw donc loolu tamit dañoo jàpp ni ñun ñii di def politique suñu rôle tamit bokk na ci waxtaan ak askan wi yee sax c'est très prétentieux waaw gën a waxtaan ak ñoom pour nit ñi gën a xam daal seeni ak seeni yelleef ci actualité boobu sax li ci gën a fës moom moo jëm ci wàllu mbas bi Covid bi gis nañ ne fi mu toll nii yëf yi dafa gën a jógaat ba ñu wax sax am na 2e vague bi fi mu toll nii kenn am laa meetu ko mu am ay matuwaay yoo xam ne nguur gi jël nañ ko ministère bi njënk wàllu biir réew mi jël na ko ministère intérieur jël na ko waaye mesures yi ñu jël yëpp dafa nekk dañ koy ñaxtu di ko dénoncer di ko contester d'ailleurs sax am na ak acteurs culturels yoo xam ne bëgg nañ amal marche incha allahu rabbi 2 fukki fan ak ñett ci weeru décembre bi nga xam ne mën nañ nekk la question may laaj moom mooy mbas mi ak seconde vague bi naka nga ko jàngate bi ci sa xalaat. waaw donc bala maa ñëw ci li nga wax seconde vague li ñuy tuddee seconde vague man jàpp ma ni mës na sax am première vague ba muy am seconde vague. lu tax damay wax ni d'abord ñun. léegi bi ngay tàmbalee danga ñu laaj ñun dañ ñoo gëj a dégg gis nga mbas mi bi mu commencé ñun dañ ci bind ku dem suñu page Facebook gis na ni wax nañ ci bi mu tàmbalee ñëpp la tiitaloon ñu ñëw comme ñëpp citoyen responsable un responsable politique ñu bind ne dara ñëw na xamuñu lu mu doon nañu jéem a def suñu kéemtalaay kattan ba ñu topp li nga xamante ni état bi digle yu ñu teg digle yu ñu wax nañ ko topp ñu dem dawal 2 weer presque weer ak genn wàll ñu bind ci suñu page Facebook ku ko dem suñu publication 13 avril 2020
ñu wax ci def ci ay propositions ñu ne fii mu toll nii de dem nañu 40 à 45 jours. gis nañu ni mbas mi niñ ko doon yaakaaree parce que xam nga secrétaire général ONU waxoon na ni fii dana am ay millions de morts en Afrique. waaw ñu ne loolu de amagul xamuñu nag est-ce que test yi ñoo doyul. ñu koy defee moo doyul. wala ñun li ñu yaakaar moom mooy dafa am benn résilience. Afrique am na benn résilience pour la première fois mu am feebar bu am solo bu ñëw lëmbe àdduna bi yépp mais Afrique mucc ci xaw cee rëcc. parce que feebar suñ koy xool gravité bi ci ay anam loolu ñun parce que léegi de plus en plus dañuy déglu spécialistes yi. mooy contagiosité bi mooy ni muy wàllee. ñaareel bi moom mooy li muy rey te ci ñaar yooyu nag ba léegi nii ñu ngi vraiment jaale ñëpp ñu ci génne àdduna ñu génne àdduna ci ni ñoom dañoo xool ne amaale woon nañu Covid parce que spécialistes yu bari dañuy naan nit ñi duñu génn àdduna du ñu dee ci Covid mais avec ci Covid bi. dañuy am yeneen feebar yu graaw mu ànd ak Covid bi aggravé ko. yóbbu leen léegi ñu ne nag ñun ñu bindoon foofu ñu ne nañu xool ñu taxaw seetlu parce que waruñu am les mêmes stratégies que Europe fii ak gis nañu ni feebar bi du ni mu garaawee ay Europe ay Amérique ak yooyu garaawee ko noonu fii. yóbbu ko fii su may jox benn xayma nañu sant yàlla. muy ban fu mu toll nii ñun. nombre de cas yi ñu wax mooy ñi nga xamante ni dañ leen contaminé pratiquement ñu ngi ci ay 20 000 30 000 autour de 30 000 ñi ci génn àdduna mu ngi mot ay 323 ay 330 loolu nag ñu jàpp ni France benn jour rek wala Italie da nga gis ñu ne 70 000 contaminés ñu ne benn jour rek mu am 1000 morts waaw loolu nag ñun su fekkee loolu ñun ci fukki weer amuñu lu toll noonu danañu war a xoolaat ñun suñuy stratégie. ci saa si xam nga léegi da nga wax deuxième vague ma ne man danaa discuter sax deuxième vague parce que première vague bi kañ la fi am. xam nga ñun bu ñu toog rek di répéter li nga xamante ni européen loolu la ñu wax. nañu am aussi courage parce que man dama jàpp ni. question Covid bi. dafa xaw a tiital ñëpp ku ne day naan du ma ci wax parce que c'est sensible amul lu sensible. nañu discuter man damay répéter ni gis nga ñi nga xamante ni ñoo ko am ak ñi ci génn àdduna ñu ngi leen di jaale banaliser wu ñu ko waxul ni amul. waaye ne proportion yi mu am en Europe amu ko fii loolu tamit nañu ko def constat bi. léegi ñu xool ñu réadapter ñun suñu stratégie man amul une semaine maa ngi woon Niger maa ngi woon def naa Burkina def naa aussi Togo xool réew Afrique yi man dama toog ba ne waaw mais ñun est-ce que ñun piégé wuñ ñun les pays africains. piégé si nan. feebar bi ñu xool bu baax du suñu feebar nañu am courage wax loolu. nañu am courage wax ni feebar bi dëggantaan nekkul suñu feebar bien que cas yi ñuy commencé jóg. mais su fekkee ni dem nga ne européens yi deuxième vague mooy ñaata tey ñu ngi naan 111. deuxième vague loolu vague mooy lan parce que mooy yéen dafa am sens. vague mooy lan vague mooy lu am doole lu ñëw. ñun am nañu ay vague paludisme. paludisme mu ngi fi ba tey. OMS sooy xool statistiques yi 400 000 ñeenti téeméeri junni la rey 90% bi Afrique la fii. loolu sooy xool fii nii Afrique de l'Ouest suñu jëlee les pays d'Afrique noire Covid bi li mu fi reyagul motul 5000 motul juróomi junni. ñu ne nag ñun si biiru mu ngi rey ci ñun. lu mot ñetti téeméeri junni nit waaw nañu xool nag ñu xoolaat bu baax priorité yi fan la war a nekk tey sibiru bi mën nañ ko xeex sibiru suñ ko xeexee def ci moyens yi ñu ci war a def mën nañ ko éradiquer mën na dem léegi man li may ñaan mooy Covid bi
occasion la parce que fu mu toll nii chaque jour ñu ngi ñuy wax Covid bi lii la ñi ñoo ci am feebar bi ñi la rey nañu jéem a xool chaque jour wala chaque semaine wala chaque quinzaine sax su leen neexee hôpitaux yi def ñoom tamit seen bilan ñan ñoo génn àdduna ci diabète ñan ñoo génn àdduna ci tension hypertension ñan ñoo génn àdduna ci cancer ñan ñoo génn àdduna surtout ci ay sibiru boo xamante ni vraiment maladie boo xamante ni war nañ ko mën a xeex ñan ñoo génn àdduna ci mbirub cancer yeeg yooyu yeneen xeetu feebar yi waaw am na ay feebar yoo xamante ni ay feebar Afrique la loolu nañu toog ñu def aussi bilan bi ñu mën a comparer parce que su fekkee benn feebar la rek ñu yaakaar ni bii rek moo fi nekk parce que débat bi nañu am courage ñun ñi force vive de la nation yëpp xam nga professionnel de santé am na benn médecin Moussa Thior bu amoon courage am lu mu wax parce que mbir yi du ñu sujet bi ñun ñu ngi xool chaque jour c'est pas un sujet tabou c'est pas un sujet tabou man damay waxaat bokkuma ci ñi naan ni amul mais proportion yi mu amee fii ci Afrique ñun waruñu woon tënk maladie bi dama jàpp ni ñun suñu taxaw parce que gouvernement bi foog ñu def très attention ci seen stratégie. lu tax xam nga El Hadj Malick am ñoom taxawal nañ fi yëkkati benn raaya. ne Sénégal ñaareelu dëkk bu gën a gérer Covid la. après Nouvelle-Zélande. raaya boobu nag loolu dëgg la man weddiwuma ko waaye ne loolu dafay taxaw wane aussi ñun ñi ñuy jiite seen stratégie seen gestion. réew pexe yi ñu teg amuñu sensu priorité parce que loolu tubaab bi dañ ciy reetaan dafa meloon ne rek ñu ne France moom mooy deuxième pays bu gën a toppatoo sibiru foofu presque amu fa. junni nit ñi nga xamante ni ñu ngi dee ci mbirub sibiru te ñu mën koo xeex loolu war nañu aussi taxaw joxe ko ay moyens man waxuma ni waruñu taxaw gérer Covid bi nañu respecter protocole yi. ñu xool puisque maladie bi grave fi trop ñu bàyyi nit ñi liggéey bu ñu tënk nit ñi te leneen li man sa par rapport ak xale yi El Hadj Malick balaa loolu daf ma soxal. pour la première fois ñu am benn feebar boo xamante ni du rey ay xale. loolu nañ ci sant yàlla. wax dëgg yàlla nañ ci sant yàlla parce que sibiru bi may wax presque ñi ciy gaañu 50% bi ay xale yu amagul juróomi at la ñu ñëw ñu ne feebar bi daal moom du lay xale jeune da ngay gis fii ñu ne la Neymar am na Covid Sadio Mané am na Covid juróomi fan après ñu gis ko muy kii donc ci jeunes yi te l'Afrique ñun dañoo jeune suñu population dafa jeune. waaw opportunité la waroon nekk par rapport ak ñeneen ñi ñuy toog industrie yi di marché ñuy xool nit ñi feebar Covid. ay Europe ak yooyu puisque ñooñu ñu ngi confiné mënuñu génn ñooñu feebar bi réalité la fa ñun lan la ñu war a mën a defar fii ay masque ak ay yeneen ak yeneen loo xamante ni mën nañ ko defar ñun ñu bañ a confiné wu waaw ñuy nag am nag ay gestes comme barrière parce que par exemple mbirub cet du dara loo xamante ni mbirum moyen la sénégalais yi war nañ profiter ci Covid bi ñu gën a taxaw ñuy nit ñi di raxas seeni loxo ñuy jéem a góorgóorlu ci yenn contact yi léegi nag xale yi parce que man gis nga jour ouverture dama demoon yóbbu sama doom ju ngi nekk primaire ma dem gis fa spectacle bu doy waar dëggantaan muy ban xale yëpp ñu solal leen ay masque xale yi da ngay gis dañoo transformé xam nga jour ouverture da nga doon gis xale yi dañuy kontaan libéré wu gisante di foo di ree mais dañoo gis xale yi crispé wu ku ne sol masque man heureusement yore woon naa masque sama oto ma génne ma gis bon finalement ma jox sama doom masque mais ma ne lii sama doom bi mu wàccee ma ne ko waaw masque bi kañ ngeen ko dindi ñu ne ma cours bi yëpp pendant tout le cours dañoo def masque loolu nañ ko xool nañu xoolaat parce que débat yooyu yëpp man dama koy soulever wax neew ma ne dama ci am solution mais nañu soulever yenn débat yi le port des masques pour les enfants les petits enfants nañ ko xoolaat parce que fii nii ñun dañ fay am ay feebar respiratoire xale yi nga xamante ni dañoo am ay feebar asthme
ay feebaru kii am na beneen feebar boo xamante ni feebaru respiratoire la damay fàtti turu feebar bi donc feebaru noir la feebaru Afrique la donc yooyu yëpp ay feebar respiratoire yi ak gaz carbonique bi ñuy kiiwaat nu mu mënta dem loolu nañ ci discuter ñu xool est-ce que xale yi lu gën moom mooy ni ñu teg ci buntu école bi fii ñu raxasu ba mu set puisque feebar bi études yu bëri nee nañu sax xale yi duñu vecteur xale yu ndaw yi xam nga dañ doon naan ni ñoom feebar bi du leen daan mais vecteur lañu. études yu bëri kii nañ ko mais yooyu yëpp nañ ci wax man neewu ma ni dama tranché ci question boobu. mais ñu posé débat bi. dañu posé débat bi. waaw waaw léegi nag yow loolu il faut que ñu posé ko. ñu ñeme question bi parce que gouvernement bi fi muy dem nii suñu waxee rek première vague ñu ne am na première vague 40 000 cas wala 50 000 cas wala 70 000 cas moo am France ñun ñu am 80 cas ñu ne wëy nañu tëj réew mi nit ñi ñuy am ay restrictions ñi waroon def sport du ñu def sport ñu waroon liggéey du ñu liggéey alors que réew mi 80% bi ci secteur informel la ñu nekk. kon yow. waaw kon yow comprendre nga tey ji contestation yi am ci mesures de restriction yi. waaw réew lépp gouvernement bi dañ fay nekk di jël ay mesures suñu jëlee ay mesures ci askan wi lay tegu askan wi ñoom tamit suñu comprendrewul yenn yi war nañu mën a poser débat bi war nañu mën a contester loolu yaa ngi gis war nañu mën a contester loolu démocratie El Hadj Malick Ndiaye ñun ci démocratie ci la ñu juddoo ci la ñu magee démocratie nit ñi waruñu mën a ñun nekkuñu ci dictature waaw te question mbiru Covid bi war nañ ci toog gën cee waxtaan léegi nag professionnels yi ñi nga xamante ni ci mbiru santé la ñu nekk wax ci leader d'opinion yi wax ci parce que man jàpp naa man personnellement en tant que acteur politique stratégie bii ñu jël du bu baax. waaw du bu baax parce que ñun suñu économie yi mu ngi ci ñun ñëpp ñu ngi en récession te man dama jàpp ni période bii nii pays africains dañoo waroon profiter ñi la nekk ci confinement ñun ñuy liggéey parce que pour la première fois am na feebar bu ñëw boo xamante ni wax dëgg yàlla daf ñu épargner. suñu gante di fàttali moom mooy Ibrahima Hamidou Dème nekk jiite mouvement bi di ensemble mu am tam beneen poñ boo xam ne bëgg naa ñu discuter ci waxtaan ci tuuti moom mooy suppression de certaines villes ñu ngi wax Rumadaat Dakar Thiès ga nga fekk baax Rufisque Guédiawaye ak Pikine. tool yi fi mu toll nii mu ngi ne kur yow lan moo ci sa xalaat par rapport ak li nga xam ne moom la idée bi ñu agité pour suppression yenn villes yi. waaw El Hadj Malick Ndiaye xam nga réforme dafa war a am ci suñu toogee ñuy réew mi di dox réforme warul mën a ñàkk réforme moom mooy xool nañu tel secteur nu muy doxee ñan mesure la ñu jël pour gën koo mën a doxal waaw pour mu gën a baax loolu réforme objectif boobu la am dafa war a gën a baaxal. léegi nag il faut que ñu xool ñun gouvernement bi fi nekk depuis président Macky Sall nekk fii yan réforme la ñu indi te yan objectif la ñu am est-ce que objectif bi moom mooy dañuy koy def pour dans l'intérêt général muy askan wi gis seen bopp intérêt général mooy loo xamante ni da nga koy def mu ñëpp gis ci seen bopp wala ay objectif politique la wala sax politicien bii foo koy boole boobu réforme yi ñu fi def yëpp man dama lay wax même acte 3 bi parce que balaa ñoo yegg ci bii dafa am acte 3 de la décentralisation mu amoon luñ ci liñ ci wax waaw acte 3 décentralisation bi déséquilibre bi am il faut mu am cohérence territoriale waaw ñu def communalisation intégrale ñu jóge fa ñu naan il faudrait que communes yi gën a mën a am moyen parce que décentralisation objectif am moom mooy ñu toog ba communes yi ci seen bopp mën a yore parce que ci territoire yi nit ñi fal ay nit ñoo xamante ni ñoom ñoo leen gën a jege ñoom ñooy yore gox yooyu gox yi ak gox-goxaan yi loolu yëpp bi ñu ko defee liñ ci gis moom mooy nii mbiru
politicienne la rek. parce que mbir mi lan la mooy amoon na ay responsable politique yu fi nekk ay maire de ville amoon yenn dayo yi ñu war a mën a wàññi ñu bëgg a wàññi seen dayo loolu kese laa ci gis mbiru politique la te nañu bàyyee di politiquer réforme yi nañu bàyyi di politiquer réforme yi soo xoolee gis nga poste premier ministre bu tax ñu dind ko président de la République est-ce que mës na wax ni dañoo war a dindi poste premier ministre amu fi solo mësuñu fi def dafa tëb rek dindi ko parce que bañ na lu ñuy wax dualité nit ki ñu ne premier ministre la gars yi di naan kii présidentiable ak yooyu loolu nag dafay dellu rek ci mbirub 3e mandat bi parce que gis nga sànq yaa ngi doon wax ñun duñu àddu ñun dañuy jël les devants gis nga bi ñu jógee ci élection présidentielle bi nga xamante ni le président Macky Sall ñun nangu na ñu moo gagné élection yooyu ñun bokkuñu ci ay man du ma def du nihilisme am na nag ay mbir yu mu def avant élection yi éliminer ñenn nañuy indi parrainage ak yooyu mais bi ñu demee ci élection yi élimination dafa am fu mu teg woon dafa am non élimination yooyu am na fu mu tegoog yëpp mais xam nañu ni ay mbir rek la ñu def pour éliminer yenn adversaire ku mënta matal yenn nit ñi est-ce que war nga mën a laaj ak kàddu askan wi ñu ne boo amul temps waaw mais man xam nga man ci damay wax nit ñi muy lan man dans l'absolu contre ma parrainage contre ma ko de mais ci anam yi ñu ko defee la parrainage man jàpp naa ni war na mën a nekk parce que nit kuy wut askan wi n'importe qui war mënul ñëw il faut que nga am nga benn dayoo mais parrainage bi suñ toogoon discuter ko par exemple koo xamante ni dem na ba nekk député pour man waruñu ko mën a parti boo xamante ni dem na ba am tel nombre de voix waruñu ko mën a laaj parrainage président de la république ku nekk président de la république pare ñu laaj ko parrainage loolu yëpp c'est amul benn sens parce que parrainage moom mooy wane ni nit ki est-ce que vraiment taxawaay bi mu am war na mën a parce que mënuñu tëb ku ne rek ñëw nekk candidat ku nekk député ku nekk maire jàpp naa maire nga xamante ni yenn communes yu am dayo yi wala nga ñëw nga nekk président de la république wax dëgg yàlla man jàpp naa ne waruñu la mën a demander parrainage xam nga ñeneen ñi nag ñu demander leen parrainage ñu def ko nag ci nu mu gën a leeree donc loolu parenthèse la woon dama noonu mais lu am solo dëggantaan moom mooy gis nga yooyu yëpp dañ ko defoon pour éliminer yenn adversaires yi. waaw am na ñenn ñoo xamante éliminer nañ te mujj nañ leen éliminer am na ñenn ñoo xamante ni juridiction internationale yi sax nee nañu ni ñi warul nañ ñu nekk candidat mais état bi bañ parce que bëgguñu woon ñu nekk candidat de toutes les manières jóge nañ ci loolu bi ñu jógee ci loolu. maay ci mbiru élection présidentielle biñ ci jàllee ñun ñu gis ni ñuy doxalee xam naa ni président score bi yaakaarul woon dana yegg foofu ñu gis ci ay doxalinam ak lépp ni mu ngi taxaw di bëgg mbiru 3e mandat 26 mars 2019 avant sax muy prêter serment bind nañu article ñu tuddee ko la constitution piégée pour un 3e mandat. maanaam alerté ne nit ñi attention de te liñ ci bind à la fin. loolu la ñuy gis nii ñu ne gis nga réew mi. su fekkee ni taxawuñu ci lii ba président dindi xelam ci 3e mandat. comme mu ngi ci xelam. mu renoncé loolu kay man bi ma koy bind xam nga léegi mu am presque ñaari at. waaw. li ñu ci waxoon ñun souhaité woon nañu mu bañ a am lii yëpp bañ a am nga gis kaam kuñ ci wax ni kii dafa nar a kii mu teggi la ñuy wax ni dafa mën a nekk. waaw am promotion. waaw te moom wax bi mu wax. moom 31 décembre 2018 dañ ko laaj mu ne man du ma nekk candidat. man ñaari mandat 31 décembre 2019. mu am beneen discours. mu ne man du ma wax waaw du ma wax déet man fa laa waxee ni sax yéen journalistes yi parce que dafa ñëw loolu wax boobu ku ma ne man waxuma waaw waxuma déet kooku mën na wax waaw mën na wax déet kooku moom mooy man mën naa nekk candidat waxuma waaw waxuma déet El Hadj Malick ñu laaj la nga ne woon déedéet mënul nekk
bi yoon nga ne man du ma wax waaw du ma wax déet du ma wax waaw du ma wax déet moom mooy mën naa wax waaw mën naa wax déet fa la wax bi changé loolu fa dañu waroon taxaw ñun ñëpp ne ni lii mënul nekk parce que réew mi dafa am fu mu jaar El Hadj Malick moom ci mbiru ci démocratie surtout parce que dañoo dellu gannaaw bu lu métti suñu xoolee gis nga fi ñu jógee ak fi ñu yegg léegi démocratie bi sooxe na te président dañ ko faloon gis nga sooy xool avant 2012 lan moo fi amoon ñu toog ñaari at def lu ñuy wax assise nationale ñu ne institution yi de war nañ ko seetaat parce que démocratie bi sooxe na ñu dem ci gox yëpp wax nit ñi lan ngeen bëgg ci réew mi nekk. mais tey acteurs yëpp ñu ànd ak Macky Sall. waaw mais parce que gëmuñu woon loolu xam nga loolu moom mooy problème mu Sénégal. nit ki day nekk opposant parce que moom dafa bëgg jot ci nguur su jotee ci nguur bi principe yu mu amoon démb. da koy réer complètement muy défendre ñi nga xamante ni ñoom la doon xeex lu yées lu ñuy défendre loolu moom moo. doy waar ci réew mi ci nit ki la mbal c'est culturel mbal loolu. non loolu. man li may wax ñun lu ñu tax a dugg ñun ci politique. ñun ñi nga xamante ni mosuñu yaakaar dugg ci politique parce que dañoo yaakaar ni ñëpp waruñoo yem. te classe politique bi fi nekkoon ñun dañ leen jàpp ñoom ñëpp boole leen ni benn lañu parce que da ngay ñëw nekk. Massamba mooy am poste ñu gagné la nga dem opposition. ñu oo la nga ànd ak moom. am ay principe di wax mbiru principe rek ngay wax. waaw mbiru principe rek réew nii lañ ko war a yoree ñii yore wuñ ko nu baax soo ñëwee yor nga def lu yées li ñeneen yore woon ñu ne nag ñun classe politique bi fi nekkoon boobu doyuñu parce que ñun fekk nañ fi ay 300 partis fekk nañ ñu ne ñun nañu dem ñun tamit ñu def suñu yoonu bopp parce que jàpp nañu ni Sénégal am na leneen lu mu soxla nit ñu bees nit ñu jub nit ñu maandu nit ñu bëgg seeni réew surtout. Ibrahima dafa am solo. da nga wax nit ñu bees. te ñoo gis nañ ni fu ñu taalalee seen loxo askan di leen uyu. est-ce que cette approche la dañoo doon nit ñi mbala peuple moo amagul maturité pour ànd ak ñooñu ñu bees ñi ngay wax. waaw mais xam nga El Hadj Malick. gis nga loo gis rek processus la. nit ñi waruñoo yàkkamti dama jàpp ni parfois dañu yàkkamti mais man Sénégal dama jàpp ni. réew mi peuple bi ñu am cohérence la sooy xool élection yi ni muy doxee depuis surtout ay 2000 ni ñu koy doxalee mais ku yaakaaroon ni Ablaye Wade bi nga xam ne dafa gagné woon premier tour am presque 57% en 2007 dana ñëw ñu gagné ko 2012 5 ans après te xam nga ñoom suñuy wax ay bilan rek ñoom bilan matériel la ñuy wax defal na li su fekkee ci bilan matériel président Ablaye Wade lu mu fi def keneen defu ko mais malgré loolu yëpp ñu ñëw jox ko 34%. loolu c'est parce que peuple bi am na te man dama jàpp ni gis nga président Macky Sall su fekkee am na ñu ko bëgg dëggantaan ñun man damay wax loolu ñun dañoo ko yéene mu réussir. parce que nañu ko wax dëgg pour intérêt Sénégal mu dindi xelam. c'est pas trop tard mais dama yaakaar ni mu ngi ci benn processus boo xamante ni mënu ci wàcc. c'est dommage nag. muy troisième mandat. mu ngi ci processus boobu mais gis nga. su fekkoon ni toog na rek dindi loolu ci xelam ne man de naa wut woy bu rafet parce que loolu moo gën lépp man mënuma taxaw nii man Macky Sall ma jàpp nii mën nañ teg sama wax fi ma taxawoon wax. di raaye Ablaye Wade di naan gis nga xam nga julli xaw nga lan tabaski la woon juróom-ñaari kabar la benn premier bi deuxième bi 5 ñun mu pare ñu ne ko imam julli bi pare na yooyu yëpp mu koy wax ñu koy wax war a tegalaat fi muy wax ni man kenn du ma dégg kilifa parce que président mooy kilifa bu gën a mag loolu war na ko lépp luñ ko mën a lu mu mën a yaakaar ak kaddu dafa am solo dafa war a tënk parce que exemplarité man gis nga su ma gisee loolu li may gën a mettee moom mooy impact bu muy def ñun ci suñu xale ñu toog xale yi toog di partager loolu ci président ñoom ñooy yàq réew mi parce que gis nga lu ñuy wax jikko yi exemplarité la rek su fekkoon ñun suñu njiit yi baax nañu
da ngay gis li xew ay Rwanda ak yooyu du miracle. ay njiit yu bëgg seen askan lañu rek dëggu teg ci seen réew mais su fekkee yow da nga jàpp ni man lii nii ma yore fekk yow ay principe moom moo tax nit ñi jox la ko nga ñëw jël pays bi en otage bu ñu jàpp nag jàpp nañu réew mi en otage Sénégal peuple bi dañoo mën nax njiitu réew de. nañu laaj Abdou Diouf nañu laaj Abdoulaye Wade. waaw Ibrahima lan moo war a nekk taxawaay kujje gi ci par rapport situation bi nga wax yëpp lan moo war a nekk taxawaay opposition bi taxawaayam lan la war a doon. taxawaay opposition lan la war a doon jaamarloog ñoom naka la ñu war a taxawee par rapport li nga wax ni yëpp mooy ay yàqu-yàqu yi am ci biir réew mi quelle doit être la posture de l'opposition posture man la. man gis nga ay mbirub radical ak yooyu yëpp man yooyu en fait xam nga nañu responsable rek. il faut qu'on soit responsable. ñuy jéem respecter askan wi ñun tamit opposition bi parce que soo bëggee ñëw nekk alternative da ngay responsable da ngay crédible waaw. ñun suñu biir da ngay crédible. waaw dañoo war a ñun ñaari mots yu am solo. ñun dañoo war a responsable war a crédible war a wan ni ñii ñoo leen gën a bëgg réew mi ñoo leen gën a am ay yéene. pour mën a defar réew mi loolu nag cohérence constance la. ñu bañ a yàqamti aussi trop man loolu sama credo la. lépp lu ñuy teg nag ñu teg ko ci ay charte ci ay intérêt bañ a xool nit ñi mais ñuy xool lu ñuy boole surtout ay principes yi ñuy boole parce que ba fu mu toll nii gis nga ñi ànd ak président Macky Sall man su may gis ñuy seen mbiru troisième mandat bi ñenn ñi duñ ci wax ak yooyu daf may def reetaan. parce que lan la. am na nit koo xamante ni am na position bu mu jël moom la ñuy jéem a topp ñu bëgg-bëgg askan wi topp ñu ay principe topp ñu ay valeur dañuy topp pour lu neex nit. waaw léegi nag ñun nañu xool man li ma yàgg wax moom mooy nañu am ay coalition stratégique ñu teg ko par exemple ñu ne gis nga waaw ñu ne par exemple mbiru troisième mandat bii balaa ñoo def dara lii préoccupation la man damay demander opposition bi nañu jéem a dem gisi jiitu diine yi mag yi fi nekk. gis leen jiite diine l'islam diine chrétien nag ñëpp ñu waxtaan ak ñoom. ne leen gis ngeen réew mi li fi amoon 2011 lu tiis la man du ma ñëw di jël responsabilité parce que ay jàmmaarloo yooyu ngay wax nañu wut yeneen stratégie. man bugguma am man ci sama parcours politique ci sama conscience ni am na ñu ma topp ñu ñàkk seen bakkan loolu bugguma ko. parce que leader politique yi doo fi gis kenn ku fi ñàkk bakkanam waxuma nag mbiru ni nit ñi bu ñu manifester ak yooyu nañu jéem a xool ñu am force ñuy ànd ci ay mbir yu am doole. par exemple ñu ne dañoo décider dans 1 mois wala 2 mois. ñu organiser fi une grande manifestation citoyenne contre le troisième mandat. loolu nguur gi su xamee ni ñëpp a taxaw Sénégal yëpp a taxaw nguur gi du mën a kii loolu. mais su fekkee ay stratégie yoo xamante ni comme ni ñu koy defee dans le passé dafay marginal loolu du jëm fenn nañu jëm na gën a déggoo ci principe bi. leneen lu am solo moom mooy El Hadj Malick Ndiaye élection yi. man de dama jaaxle sax ci kujje ci ñi nekk au pouvoir comme ci kujje gi mbirub élection territoriale yi. locales yi wax noonu mais déggatoo ko fenn nguur bi. ñoom Pastef a été contre le report. waaw mais d'accord naag Pastef ci loolu. parce que ñoom li ñu wax man jàpp naa ni man dama jàpp ni position boobu. opposition bi yëpp mën nañ ko partager. position Pastef bi wax nañ ko mooy ni léegi ñun audit ak évaluation élection yi audit fichier bi moom moo nekk gàllankoor bi nañu ko teg ñu dem ci élection locale yi parce que calendrier républicain bi daf ñu tënk dañ ko war a respecter suñ ci jógee nag danañu am temps avant élection yeneen yi di ñëw ñu déedéet avant élection législative yi ñu am temps def waaw loolu tamit lu muy wane leneen la aussi ci opposition bi suñu perdre élection rek dañuy taxaw ni fichier bi la
loolu la ñu yàgg def depuis 2000 c'est le même fichier bi am na man loolu lu ma gëm la mun naa juum am na ay jafe-jafe yu ndaw mais jafe-jafe yooyu mënul am impact ci résultat élection jàpp naa ni audit fichier bii nii suñ ci demoon élection locale opposition bi am na ay localités yu bëri yu ñu war a mën a gagné. mais loolu ci fichier boobu waaw kan moo ko war a dox. waaw suñu gan tey di fàttali mooy Ibrahima Hamidou Dème nekk jiite mouvement ensemble kan moo ko war a dox pour li ngay wax ni yëpp coalition stratégique boobu opposition bi est-ce que yow yaa ngi ci dox dara am ci contact ak nit ñi parce que dañu gis ne fi mu toll opposition bi dafa mel ni ñaar nit kese la. waaw mais waaw ñoom la ñu gën a gis wax nga léegi lu am solo nga yéen a ngi liggéey ci askan yu mel noonu mais Sonko dañuy gën a gis Ousmane ak Khalifa Sall mi nga xam ne moom fi mu toll nii c'est l'opposant le plus courtisé. waaw léegi. bàyyi nga tamit CRD. CRD mooy congrès renaissance démocratique ak ñoom Diallo ak ñoom. man Abdoul Mbaye Thierno Alassane Sall Mamadou Lamine Diallo. ak LD Debout ak Taxaw Temm ak ensemble ñun ñu ngi ci. waaw man nag Thiès laa nekk dama xaw a sori parfois réunion yeeg yooyu laa dul mën a teew mais CRD coalition bu am solo la. bu mag boo xamante ni alternative dëggantaan la. la ñuy proposer peut-être que nous ne sommes pas aussi bruyants que ñeneen ñi waaw mais politique du loolu kese. politique du communication nii kese am na aussi ay liggéey yooyu yëpp ñun jàpp naa ni coalition yooyu yëpp bi ñuy wax jot na ak léegi ñoom Khalifa Sall ak ñoom Sonko jege nañu ñun ñëpp ak CRD ñëpp war nañu mën a déggoo. ñu def benn ko dox. waaw loolu man jàpp naa am na ñu fi nekk ay Abdoul Mbaye ay Mamadou Lamine Diallo ay Thierno Alassane Sall ñooñu ay kilifa lañu ñëpp xam nañ leen seen jub ak ay Khalifa Sall ay Sonko ñoom ñëpp mën nañu ñëw dox loolu suñu doxee loolu je pense que ñu déggoo ci dara mu bañ a nag nekk ni kaay leen pour ngeen nekk sama gannaaw parce que loolu je pense que loolu tamit moom moo yàq mbir mi. waaw parce que gis nga leneen lu yàq mbir mi dans l'opposition dañuy wax ni nañ def ay coalition mais ku ne ngi bëgg coalition bi après fekk yow. nga porté ko yaa ci porté yow yaa ciy bénéficié wu. loolu suñ ko defee te gis nga ñëpp 2024 opposition bi ñun suñu erreur mooy fii 2024 rek la nit ñi gis man loolu moo tax ma ne dañoo doyadal yeneen élection yi. élection te am na ñaari yeneen élection yu ñëw dañoo jóge ci présidentielle rek gars yi di waxaat 2024 waaw am na ay élection yu am solo local ak législative te man dama jàpp ni tamit opposition bi man du loolu mooy sama yéene ñi ci nekk nii rek doyuñu parce que man dama la wax ni gis nga suuf ñun ñi bees war na am ñeneen ñu bees ñu ñëw te dafa mel ni dañuy dugg rek tëj de telle sorte que ni muy demee sax ñeneen ñi sax duñu bëggati wala du ñu ñemeeti def politique parce que dañu ne man de su ma defee politique parfois yéen journalistes yi sax da ngeen di ñëw naan yow telle personne représenté wa dara par exemple man ku ma ne ni représenté wu ma dara da nga juum man musuma dem élection ci suñu tur musuñu natt suñu bopp waaw nattaguñu suñu bopp te dañoo yàqamti natt ñun suñu bopp ci ay élection ñu ngi Thiès man annoncé na sama candidature mairie Thiès depuis 2 ans ñu ngi ciy liggéey waaw xam nga amul lu metti mbir yi gëm-gëm la rek d'abord dafa ak pas-pas gën a mag léegi ànd naa Macky Sall Idrissa Seck mi nga xam ne waaw ñun loolu vraiment bi ñuy ne ni candidat lañu mairie Thiès xaaruñu ba loolu am ñun dañoo jàppee ni Thiès ñun fa la ñu juddoo yaroo fa màgge fa la ñu dëkk war fa am cër ñun nous sommes ci parti yi xam nga parti yi ñu presque yëpp Dakar moom la ñu nekk siège ñun dañoo jàpp ne ñun Thiès fa la ñu def suñu siège bu gën a mag parti Thiès la liggéey ñuy liggéey lu ci gën a bari Thiès la parce que mooy suñu base ñu ngi wax ak waa Thiès nag depuis 2 ans ci loolu donc jàpp nañu ni nit ki ñii ñoo fi nekkoon ñoo am dooleeg yooyu ñun dañoo jàpp ni population bi aussi ñoom ñoom ñoo am doole bi te ñoom am na lu bees lu ñu bëgg parce que ñun su fekkoon ni dañoo gis ni gestion municipale bi dañ ko gis mu mucc ayib mu baax yàlla xam na ni suñu jàppalewul ñi fi nekk duñu ñëw di indi internet dañoo gis loo xamante ni vraiment dafa waroog
ni mbir yi war a mën a demee moo tax ñun ñu ne ñun dañoo ñëw proposer leneen parce que Thiessois yëpp gis nañu ni communes yi di doxee gisuñu ci seen bopp léegi nag ñun dañoo ñëw demander ne Thiessois yi beneen gestion mën na nekk ay nit ñu jub nit ñu maandu nit ñu bëgg am ay ambition ci askan wi am nag ay projet yu baax pour mën a développer Thiès. ñu aborder rek poñ bu mujj bi maanaam magistrature bi nga xam ne gis nañu fi mu toll nii ay weer ñu génn novembre mën na ay di jàmbat ak tamit convocation Souleymane Téliko bu jiite Union des magistrats du Sénégal yow bu fekkee may nga moo sax ma fàttali ni bokk nga ci kuréel googu noonu. yàgg nga dénoncer li ñuy wax consultation à domicile ndax situation magistrat fi mu toll nii yow bett na la fi mu agsi fi mu toll nii bett na la. bon du mbiru bett mais dama koy regretter parce que. regret ci gis nga Téliko ma la cette situation. damay regretter parce que gis nga démocratie bi ma doon wax lu ko sooxe lu ko gën a sooxel mooy yoon lu ko gën a sooxel mooy yoon gis nga démocratie dëgg. li koy dundal dëggantaan mooy yoon. yoon mooy lépp na tegu ci yoon parce que liñ fiy wax li yëpp. su yoon doon def liggéeyam report élection yi ak mbiru candidature président mbiru marché yi li ci nekk ci ay luubal ak yëpp dañ koy teg kon du am yoon kon du am yoon bu moom boppam ay magistrat yu responsable yu def seen liggéey di respecter seen serment loolu malheureusement ñun bala ñoo nekk membre conseil supérieur bokkoon nañu union des magistrats sénégalais man nekkoon naa secrétaire général adjoint 2009 ba 2011 mooy jéem a xool ci sunu biir nan la ñu def ba mbir yi changé ba yoon gën a moom parce que union des magistrats sénégalais organisation boo xamante ni premier objectif bi mooy indépendance justice am ñu xeexoon ci nag xeex bu am solo sous la présidence du juge Ablaye Ba. ñu koy rendre hommage moom ak ay ñeneen Abdoul Aziz Seck ak sama yeneen collègues yi Amadou Samba Mor Ndiaye ak ñooñu Maguette Diop ñu def ci liggéey bu am solo malheureusement ñu dellu gannaaw bu méttee parce que nguur gi fi nekk. jàpp nañu ni suñu tënkee yoon puisque yoon rek moom moo leen mën a suñu tënkee yoon rek danañu mën a ñoom continuer. mais est-ce que li muy def est-ce que nekkul dañu ils sont en train de réussir ça tënk yoon nekk est-ce que. mais réussir nañ ko léegi nag responsabilité yi ñaar la man su may wax responsabilité président de la république chaque fois day bett parce que nit dañu naan non magistrat yi la kese parce que responsabilité bi. gis nga suñu réew yi président yi dañoo am doole. mais constitution régime président waaw am nañ doole te tamit constitution bi rek ak ci doxalinu réew ñun nu ñu jàppee ñun tamit nu ñu jàppee rôle président am na sañ-sañ ci domaine yu bari même ci yoon loolu nag suñ la ko joxee yow da nga koy jéem a def pour consolider démocratie. mais pas pour njëriñoo ko yow. pas pour njëriñoo ko gis nga Abdou Diouf. gis nga code consensuel bi mu def. en 92. en 92 nangu loolu moom moo indi loolu rek moo tax ñu gagné ko 2000. alternance am su amul woon mais lan la mais bàyyi na fi malgré yu bëri yoo xamante ni defuñu ko au moins côté boobu. ñu ngi ko koy reconnaître. président Ablaye Wade am na ay concessions yu bëri yu mu def 23 juin ñu bëri dañu naan ni askan wi mais moom tamit dem na ba benn moment bañ confrontation. mu arrêté lépp. mu arrêté lépp. xam nga loolu suy am parce que njiit da ngay lâcher du lest pour démocratie pour intérêt réew mi ñi fi nekk nag ñoom dañ dul bàyyi dara léegi nag loolu mën na créer benn lu crise yu méttee métti parce que gis nga ñu ñuy tënk di leen tënk benn moment rek dafay mel ni suñu tinkeekoo mën na indi yu bëree bëri da ngay xool réew mi man damay joxe chaque fois exemple Tunisie. dama fa ñëwoon def fa benn escale bu gudd ma génni dugg ci réew mi mais mosuma gis réew bu ñu tënkee noonu nit ñi da ngay foo génni ñu ne la bul fii koo fi waxal rek agent secret la te loolu un pays policier mais xoolal benn marchand ambulant moo ñëw
bouleversé lépp. def dara mu bouleversé lépp ñoo xamante ni musuñu woon sañ nee naa la ñooñu musuñu marche xamuñu loolu juddu ba màgg musoo xam loolu xamuñu loolu mais ñu ñëw rek affaire bi tàkk nañu ñun loolu souhaité wu dañ koy wax mais souhaité wuñu ko. maintenant loolu ay njiit yu responsable parce que dañ leen dénk réew mi ñu war ko yore bu mucc ay ba pare teg ko ci yeneen loxo nañ xamante ni transmission boobu. ala kulli alin day am. lu mu yàgg day am léegi nag justice bi suñ ci waree dellu. moom mooy président su may dellu ba léegi ci responsabilité président moom moo war a xool toog ne man fu mu toll nii justice bii ñu wax ko ñoom ñu reconnaître ñu bañ ko reconnaître ni mu delloo gannaaw mosu ko delloo gannaaw fii la ñu commencé gis koo xamante ni moom magistrat yi lay représenté moom parce que président Téliko moom mooy président UMS membre conseil supérieur la aussi ñëw jël benn position rek ñu ñëw di ko ci àtte yóbbu ko conseil de discipline loolu lu doy waar la lu doy waar amul sax moom donc léegi dañ ko tënk ne kon yow bul waxati alors que moom ci kaddu magistrat yi la yore. yaa ngi gis loolu man bi ma démissionné woon conseil supérieur ma bind bataaxal wax ni conseil supérieur dañ ma menacé woon ne ma dañ may traduire conseil de discipline c'est quelque chose boo xamante ni dafa absurde. yaa ngi gis léegi nag gis nga loolu il faut que aussi magistrats yi ñoom tamit ñu jàpp ni. ñoom tamit seeni fonction nit ki suñ la joxee cër boo xamante ni yow waroo liggéey waroo. cër bi nga war a liggéey pas waroo liggéey ci turu président du ni ci ay waawam ngay dox yow dañ la ne yow da nga indépendant constitution bi moo ko wax. magistrat bi loi rek moo nekk ci kawam tout leneen loi rek moo nekk ci kawam donc moom loi la war a xool ñu jox la yow lépp pour nga indépendant waaye nag ngir yàlla gën a bi surtout nag man ñi ma koy wax mooy ñi jiite magistrature bi ñoo war a joxe exemple war a joxe exemple te man gis nga dama koy wax Cheikh Tidiane Coulibaly bi nga xamante ni moom moo jiite Cour suprême bi mu fi ñëwee man dama ko waxoon parce que naa ci waxaat dama amoon yaakaar bu mag ci niñ ko xamee dese na ko tuuti nag mais gisaguñu lu mu fi defagum amoon nañ ci yaakaar lool wax dëgg yàlla parce que moom dañ ko xamee ci parcours am muy parcours boo xamante ni dara gàkkalu ko ba léegi dara gàkkalu ko waaye ne am nga parce que gis nga il faut que kii boobu am magistrat yi suñuy jéem a naan mbir réew mi duñ ci dugg duñu jéem a am benn conflit avec l'exécutif rek mbir yi du dox il faut que muy am réew démocratie dëgg il faut que ñi ñuy jiite ni ñu jéggee yoon ñu taxaw teg leen ci yoon mu am ay signal fort te signal fort boobu amagul jàpp nañu nag ni li ko ci dese moom tamit dana ci def vraiment cëram waaw cër bi nga xamante ni yoon moom la ko jox parce que tant que magistrature bi defuñu seen liggéey respecter seen serment réew mi nii lay demee te ñu jiite dañuy continuer def li ñu def. li des nag bëreetul ci waxtu rek Ibrahima Amidou Dème lan moo la dugal ci wàllu politique bi ci tënk rek lan moo la ci dugal. frustration mais dafa logique man gis nga El Hadj Malick Ndiaye ñu bëri dañuy jàppee ni dama mës a am frustration ci magistrature. yàlla xam na ni dugg naa ci ba génn ci mësuma am frustration parce que frustration lan la ci poste. man bi may génne di dem Thiès man maa choisir dem foofu bi may jógee ci man Thiès ak Dakar rek laa def bi ma fay jógee man bi ma fa nekkee ñaari at nekk naa premier substitut poste boo xamante ni nag bon mooy ni yow yaa topp ci procureur bi affaire yu ëpp solo yow yaa koy yore su fa nekkul yaa koy remplacer te foofu di deuxième parquet bu gën a am solo leneen di mooy bi ma fa jógee substitut procureur général laa nekkoon substitut procureur général maanaam yow sax procureur Dakar sax yaa nekk ci kawam waaw yore nekkoon ci première chambre correctionnelle daan def liggéey boo xamante ni neex na ma musuma am frustration de carrière sama collègue yi di ma wóolu benn yoon laa mës a laaj baat pour nekk secrétaire général UMS ñu votel ma ci majorité écrasante pour nekk membre conseil supérieur ñu votel ma ci majorité écrasante lépp lu ñuy defar ci magistrature ñu woo ma ci
code de procédure pénale même code déontologie ci fukki magistrat yi ko defar dañ ma ci woo donc man aw ma woon benn frustration personnelle musuma ko am ci magistrature mais frustration bi may am ci par rapport ak justice nu muy doxee parce que man du sama bopp rek laay xool. léegi nag politique bi man bi ma décidé ñu xeex ci biir man ak ñeneen nag wax dëgg yàlla ba ñu fekk yegg nañu ci benn limite mënuñu ko dépasser parce que su ma dépassé woon ci limite bi rek damay violer la loi. waaw parce que magistrature bi dafa am obligation de réserve maa ngi lay wax sànq bi ma démissionné conseil supérieur rek ñu ngi ma naan ni jéggi naa yoon donc ma ne damay génne ci magistrature pour li ma doon xeex ma continuer ko ci terrain politique bi donc loolu la prolongement la donc li ñu génni li ñu décider def politique dafa ànd ak ñun ci li nga xamante ni combat boo xamante ni moom la ñu benn logique la ñun de jàppee nañu ni logique la ñu ngi ci nag ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax ñu ngi ànd ak ay nit ñu am ngëm-ngëm ñu ngi xeex de notre façon te ñun tamit dañoo choisir ñun tamit suñu façon def opposition defuñu populisme ngir wax pour mu neex nit ñi ñun daal dañoo jàpp ni li ñuy tënk mooy dëgg la ñu xool intérêt askan wi te di ko waxee tamit ci anam yoo xamante ni moom moo méngoog ci vraiment réew mi ni ñu jàppee ay jikko yu rafet ak yooyu lépp lu ñuy wax daal ñu jëm ko teg ci ay charte ci ay anam yoo xamante ni yu gën a rafet parce que mën nga wax sa dëgg vraiment mais solal ko yére yu rafet a rafet. da ci am solo. waaw waxtaan bi nag jeex na di fàttali suñu gante moom mu nekkoon Ibrahima Hamidou Dème jiite mouvement ensemble Ibrahima ñu bàyyi la nga tàggatoo mbokk si defee. waaw El Hadj Malick Ndiaye maa ngi lay sant bu baax di la gërëm di kontaan lool ci ñëwaat fii ci Sud FM rajo boo xamante ni yéen tamit dafa am benn choix bi ngeen jël éditorial man gis nga du parce que maa fi nekk Sud rajo boo xamante ni depuis ngeen ko tijjee 94 ba léegi vraiment dafa bokk te maillage territorial bi mu am ak li ngeen muy Sud rajo ak même Sud Quotidien kii bi ngeen jël du amalaale populisme du nekk people loolu daal continuer leen ci parce que yéen a ngi yee askan wi di leen informer vraiment loolu apprécier nañ ko bu baax a baax. di fàttali émission bi dañ ko rediffuser incha allah rabbi lundi après le journal de 22h jaa ngeen jëf.